Sadia kaay ndékki. baax na merci suur naa. ah yow tamit ku la bàyyi doo ñëw ndékki yow xam nga ti doo être fatigué da nga war a jëlaat ay force tuuti kaay ndékki. góor gi baax na jërëjëf. merci suur naa. d'accord boo paree ci li ngay def après nga ñëw fekk ma ci salle bi dama leen soxla waxtaan yéen ñëpp. baax na d'accord. looy def nii. comment ça lu ngay def nii ah. boobu lan moo tax nga may teg loxo lan la. ah waaw mais Sadia yow tamit nag yow nan nga ma mun a laajee lu tax ma lay teg loxo mais Sadia ça fait combien de jours bi nga sëy ci kër gi léegi ñetti fan ah. lan ngay xaar pour ñu consommer suñu mariage. yow li ma la waxoon ci oto bi danga ko fàtte. sikkuma ak yow ay consommer mariage damaa bëgg mu leer sa bopp dégg nga. waaw d'accord mais li ma waxoon ci oto bi fàttewu ma ko waaye nag loolu bu mu weesoo ba nga nangoo sëy si nga nangu ñu takk la ba sëy si ba ñëw sëy si xanaa nag ngir yàlla di nga consommer sa mariage ah. góor nga xam nga lu ma lay wax loo xamante ni dina dugg sa bopp. mooy man du may consommer ak yow mariage loolu bu koy yaakaar benn yoon yaa ngi dégg ki ngay consommer teel mariage kooku da nga koy bëgg man bëgguma la ressentiruma dara pour yow du moindre ressentiment bu may am ci yow pour war laa mën a jox sama bopp loolu mënul nekk góor gi yow nan laa la ko mën a waxee pour nga comprendre ko waxuma naa ko nu ma neex laay waxee soo insister na damay dem fanaan ci salle bi xaawi sa sutura góor gi mën naa créer un faux décor maag yow mën nañu bokk nekk bi mais doo ma laal doo ma jege doo ma teg loxo gis nga boo ma ko defee dinañu àtte te foofu laa yem ak yow ñàkk nga fayda torop du yaa ma takk assumer les conséquences parce que bëgguma la tu m'énerves à la fin amoo benn ful la te fexeel ba bu ma laal.
waa yow gisoo góor gi Matar depuis ma ñëw ci kër gi maa ngi jot ay provocation de gauche à droite bu dul maa anta di jey na ba xaw ma lu mu doon yaa ngi may dégg te man nag je commence à en avoir marre de cette situation jël ci ay décision nag gaaw te ba nga xamee da nga ñëw sa kër yor fi say jeeg te mënoo leen a gérer waroon nga maa may ma toog sama coin mënoo ma woon lu tax nga may xañ sama jàmm. waaw Sadia xoola Sadia xam nga lan laa lay ñaan calme-toi. boo xoolal waa léegi danga may ma yeggale yaa ngi may dégg. yaa ngi may dégg góor gi Matar d'accord bàyyi ma ba ma wax ba pare su ma waxee nag ba pare nga doog a am looy wax gis nga man ñàkkuma fayda su ma wax danga may xool doo ma xool lan la ah danga leen a faral xam naa. yow doo lijjanti kan moo tooñ doo lijjanti loolu. waa léegi xoolal dama lay ñaan. man maa ñàkkul fayda bañ may këlli-këlle te nag xoolal maa leen dàq xuloo dàq leen xeex man dóor leen ba toog seen kaw létt leen firi leen laa yemale. damaa bëgg nag nga jël ci ay décision. waa léegi nag d'accord léegi dama bëgg rek nga déglu ma. doo ci def dara sax xam naa la doo ci def dara. munoo dara tu es incapable de régler te nag bu fekkante ne doo ci def dara man maay ki nga xamante ne maa koy régler. wax ji jeex c'est-à-dire dama bëgg rek nga déglu ma xoolal bul am dara loo ciy régler je vais gérer la situation. kenn dootu la jàllati baat. góor gi gis nga man damay sonn damay maar te bu boobaa samay bagage laa jël dem lu sama kër yaay fa ma jógee fa laay dellu ndax man dama sonn de un sëy koo ak koo bëggul dafa metti de deux nekk ak ay mag yu réew moo gën a metti ak koo xamante ni respecté wu la tegu la sa place man maa sonn. waaw d'accord naa mais xoolal déglu ma rek. réew ba dof. waaw d'accord naa may ma tuuti rek xoolal situation bi yëpp naa ko régler mais nag il faut que tu te calmes loolu rek laa lay ñaan xaaral ma ñëw. waa Alimatu lan la yow tamit nee na tuuti ah ci suba ba léegi bi nga soloon nanguwoo génn néeg bi yaa ngi toog rek jàpp sa njàmbur lu xew da nga feebar dafa am lu lay metti du dara. ah du dara dafa am ku la tooñ bu dee dafa am ku la tooñ rek wax ma muy maa anta muy aram muy jay na ba ku la ci tooñ wala ku la dépassé wax la lu mu la warul wax rek wax ma faj ko léegi. mais su ma la waxee ku ma tooñ lan nga ci man. ma faj ko. doo ci def dara mënoo ci lenn. waaye yow tamit Sadia bul waxee noonu daal maa ngi bëgg a jaaxle yow nee naa la bu la nit tooñee wax ma faj nga ni ma doo ci def lenn d'accord mais sa yi ngay def ni nga war a bàyyi ça fait 15 jours ak lu teg nga sëy ci kër gi bi nga ñëwee ba léegi lépp lu ma wax ci jàmm nga xëpp ci kaani su ma la waxee jàmm nga wax safaan su ma la defalee jàmm façon neexal bu ne neexal naa la ko yow tamit xoolal sa bopp. xoolal dugal ma la ci sama problème génnal ci sama problème man li ma metti naa ko fajal sama bopp. lii defal ndànk rek bul waxee noonu lu la metti wax ma naa ko faj man mais dama ni lu ëpp 15 jours nga sëy si ni ku fu toog fi nga toog façon neexal bu ne neexal naa la ko lii nag dafa commencé ëpp dafa commencé jéggi dayoo ah li nga bëgg wax ma li nga bëgg. li ma bëgg nga may laaj. waaw loolu nga may laaj. waaw yow góor gi Matar lan moo la dal. da nga foogoon ni su ma sëy ci kër gi damay ñëw avec un grand sourire di la toppatoo loolu nga bëgg loolu xam nga kan nga koy defal koo bëgg te chaque jour ma wax la ko man bëgguma la mënuma ci yow ñaar dërëm 1 franc mënuma ko ci yow te nag duma ko forcer gis nga nii ma mel nii je vais augmenter pour te rendre la vie difficile parce que yaa ma dugal ci kër gi te waxoon naa la ko depuis le début yow sax danga ma jaaxal yàgg sama yaay yéen a ma dugal ci sëy bi donc assumer leen ko yow da ngaa naa fekk. du ma sa morom de. si parce que yaa ngi mel ni dara musta xew démb da nga ñëw rek nga bëgg ma def comme si de rien n'était. waaw waxal ndànk. d'accord. waxal ndànk. bu fekkee da nga sonn ci situation bi man maa la gën a sonn maa la gën a maar ndax de un li may def man la gën a naqari musumaa neex bu la tollee foofu nga fase ma dellu sama kër nday. loolu nga bëgg.
da nga bëgg ma fase la. dégg nga ma waaw fase ma laa wax ma dellu fi ma jóge woon man am naa kër. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alimatu. góor gi Lam. noo def. yaa ngi toog. maa ngi toog. ci am. lii lan la. waaye yow tamit xanaa balaa ngay laaj nga xool lan la. xoolal. alhamdulilah. waaw Bellissima Beg yow naka nga xam ne dama mës a bëgg marque bi depuis ñu créé sac bi nag. je sais que tu as toujours rêvé d'en avoir une. waaw en plus Hein? rouge. non xam naa ni nag moom bii du sa couleur préférée. Sadia li ma xam ci yow bëri na sa lépp laa xam. je sais que ta couleur préférée c'est le noir noir nag amul woon moo tax ma jënd rouge bi. je sais que sa plat préféré suppu kànja la. je sais que buy taw da ngay tiit sooy nelaw suñu taalee lampe bi da ngay yeewu loolu yëpp xam naa ko. sa série préférée Scandale. sa film préféré c'est le prix du pardon. xam naa aussi ni boo jaaxlee da ngay déglu Maria Carey héros boo triste nag moom Rihanna rek dama la xam de. len rek moo ma metti li tax ma xam la ni yëpp xeex ba xam la liggéey ba xam la cofeel la rek cofeel bu rëy bu ma am ci yow moo tax ma lijjanti la ba xam sa biir xam sa biti xam li nga bëgg xam li nga bañ mais leen rek moo ma metti mooy mayoo ma benn possibilité ma wan la sama bëggeel. góor gi je ne sais même pas quoi te dire. jarul ngay wax dara tu n'as rien à dire man maa la gën a xam ni li ma bëgg du yomb xam naa ni mënoo xëy xëy rek bëgg ma en un jour mbëggeel du doxee noonu moo tax ma patient ak yow moo tax may jéem a dab sa bànneex di jéem a dab sa bëgg-bëgg ndax man maa la bëggal sama bopp man maa la tànn man maa la bëgg te seetuma ci dara bañuma ci dara ragaluma ci dara yow man li ma lay ñaan rek s'il te plaît pour l'amour de Dieu nga may ma ngir yàlla ma woon la mbëggeel bi may éprouver pour yow ak fan laa la teg ak lan laa la yéene ba àddina bi yëpp teg ci seen bët man loolu rek laa lay ñaan te wax naa la ko waxaat la ko te duma denc di la ko wax yow bul ma bëgg bu la neexee nii laa wax nii mais je sais que un jour di ma bëgg soo ma bëggee bëgg naa la soo ma bëggul bëgg naa la kon amoo choix je sais que tu vas m'aimer un jour mais may ma rek possibilité lépp li ma yéene ci yow ma bëgg ko eggale loolu dong laa lay ñaan. baax na maa yegg ci biir. ce n'est plus Scandale. Scandale ci lan. sama série préférée nekkatul Scandale c'est Diego Pouso. ah waaw Diego Pouso moom série bu neex la. Merci beaucoup. Tu sors.
waaw damay génn. dama am benn rendez-vous fii ci VDN bi mais mun am nag mu guddee tuuti xam naa. waa lan la xanaa bëggoo ma génn. man booy génn lu ci sama yoon. man kat sa réaction moo ma xaw a jaaxal. sol di génn ngay réagir nii c'est pourquoi je n'ai rien compris. et puis maa ngi gis ah du dara. te nag maa ngi gis sa kanam gi yaa ngi désolé nii lu jéem a da nga jéem a nëbb nii xanaa bëggoo may guddee du ma guddee bëggoo ma guddee du ma guddee. mais bu fekkee da nga war a guddee man lan laa ciy def guddeel demal fu la neex. waxuma loolu dama nii dama gis nii bëggoo ma guddee loolu nga ma wax donc tey incha allah du ma guddee maa ngi dem maa ngi ñëw léegi. c'est pas ça c'est juste que l'autre jour da nga guddee trop. te j'avais peur de dormir seul ñemeegu ma fii. da nga ragal yow rek ci néeg bi. ah damaa miinagul néeg bi. miinagul ko. kon léegi du ma guddee léegi wax ma lan nga bëgg mu indaaleel la. mucc. voilà xoolal doo bàyyi sa sagu bi ah bàyyi sa sagu bi nag wax ma rek lan nga bëgg mu indaaleel la maa ngi ñëw léegi. bëggoo dara. bàyyil sagu bi waaye wax ma rek lan nga bëgg mu indil la. d'accord xam nga nag lan nga war a bàyyi lu ma la wax rek nga tegal ma ci baax na loolu moom da nga ko war a bàyyi bàyyil sagu bi dégg nga acca maa ngi dem. baax na bonne route. D'accord. Il n'y a aucun problème. Non, laisse-moi vérifier ça au bureau demain. Inch'Allah. D'accord, monsieur Ba. Donc, à bientôt. Merci. Tu sors. waaw damay tey dama am benn rendez-vous ci suba gi nii benn rendez-vous am importance bëggoon naa sax nag nga defal ma ci ñaan. Je voulais te parler sax avant ngay génn. soxla vas-y. J'ai bien réfléchi et j'ai beaucoup de temps libre vu que jàngeetuma te maa ngi toog ci kër gi rek donc je me suis dit pourquoi pas entreprendre quelque chose temps bu bëri bi moom ça le fait pas ma ne nag naa toog waxtaan ci ak yow vu que fan yii yëpp damay nekk di def cours du soir rek loolu laa xalaatoon. ça c'est très très bien loolu moom li nga ma wax moom neex na ma vraiment man xam nga man j'adore les entrepreneuses man ñi di entreprendre moom. franchement dama leen ñee franchement dama leen nawloo waaw surtout nag jigéen xale xam nga di entreprendre comme ça loolu moom dina ma neex lool léegi nag moi je t'encourage je te donne tout mon soutien bul am dara looy ragal donc d'ailleurs ci lan nga bëggoon entreprendre noonu. J'ai beaucoup réfléchi mais dama am embarras du choix daal parce que man depuis petite dama mës a bëgg agro business ak mode. te instant bi nag j'aimerais bien ma yëngu ci ñaar yëpp moo tax aw mu choix sax. agro business moom dafa xew léegi moom vraiment et puis ça en plus ça marche vraiment donc loolu moom c'est une bonne chose bon la mode moom sa yëf la donc bul ci am dara looy ragal loo ci soxla boo ko xalaatee ba def sa budget lépp tu me dis comme ça ma jàppale la ça c'est bien. mais loolu moo la war de boo defal loolu lan ngay def tu es mon mari. loolu moo la war wala da ngay nekk di xaar ku la ci gërëm. ci c'est-à-dire yow man yow jaaxal nga yow moom nii rek tu la joie yow yaay fekk ngénte ñëpp toog kontaan di ree nga ñëw transformer ko dëj ba ñëpp di jooy saa nii lañ lay bàyyi yow daal du neex waxoo ci dara. xoolal moom ñu bëgg ñu waxtaan ça fait 1 mois et quelques ñu sëy yow te man xam nga la moom a jaaxal sagu beeg lépp temps yi moom fan yi moom da nga jonga moom. Badou da ngaa foog ne yaa ko waral
mais su ma ko waralul kan moo ko waral. waay. ah bon d'accord fan yii moom macha allah xool nga ni nga mel changement am na de. waaye jugewul ci yow de. bon bu loolu wéyee léegi comme ni ma la ko waxee ça fait plus d'1 mois on est mariés ça dama bëgg ñu passer étape bi ñu dund jàmm dund suñu mbëggeel dund suñu amour dund ci biir tendresse wax yu ñagas yeeg wax yu sew yeeg yu metti yëpp ñu jël ko teg ko ne il est temps quand même n'est-ce pas tey damay signer benn contrat bu am doole te su ma ko signé rek day sotti moo tax nag léegi bu ma ko signé ba pare dinaa ñëw jël si la ñu dem feete ko d'accord. man nag honnêtement je ne veux pas sortir merci. ngeen moom. ça bàyyil tiitaru bi nag yow tamit léegi xoola amul problème léegi rek xalaat si ñaanal ma comme je t'ai dit nga xalaat si maa ngi dem maa ngi ñëw su ma ñëwee nag comme ni ma la wax dañuy génn dem féexal suñu xol xam nga àddina bi léegi dafa gàtt nañ profité dund suñu tendresse dund suñu amour xam nga yaay sama xarit. je vais y penser. dañ ci xalaat d'accord léegi amul problème xalaat ci bu baax maa ñëw dem. waaw baax na bonne chance. je t'aime. bu ko fàtte de. ati maa ngi dem. Sadio xoolal dalal rek ngir yàlla man maa la ko ñaan. góor gi daluma non amoo loo may ñaan mënuma dal. yaa ngi dégg tey dal amu fi yoon man maa sonn ci Dieynaba te mënutuma dëkk ak moom Dieynaba respecté wu ma teguma sama place bu dul dara mu xool ne man sa soxna laa yow sax respecté wu la na xoolu ci loolu xam nga lu ma bëgg nag góor gi Matar nga teg say mbir ci yoon. yaa ngi dégg Dieynaba lu nekk la may yàq dem na ba traité ma femme objet caga sax wax na ma ko waaw wax na ma caga kay loolu nag du ma ko nangu te du ma ko seetaan. waaw xam naa ne doo ko nangu doo ko supporter doo ko seetaan man mii duma ko seetaan waaye léegi dama lay ñaan nag s'il te plaît nga dal tu me laisses régler la situation. régler yow looy régler yow régler dafa jaar nii nga jaar nële yow ci atum dérégler ba nga juddu yow moom xamoo nu ñuy régler lan laa la wax woo la fii ba nga ñëw ma ne la góor gi Matar jàmm laa bëgg bugguma coow régler sa kër nga ne ma dinaa ko régler lan moo changé est-ce que daa am lu changé dara changé wul. man nag ñàkkuma fayda kenn du ma ñàkkal fayda Dieynaba na ma respecté li ma la waxoon ci biti naa la ko waxaat ci biir baat bi na wadd baat bi nga naan putt mu wadd Dieynaba wala man fasa ci kenn fasa ma wala nga fasa Dieynaba mu jeex méttiwul. c'est-à-dire waxu fase moom jël ko nga teg ko fee ci suuf parce que fase wu ma la. nga fase ko moom doo ko fase. waaw léegi xoolal doo defal ndànk rek mais situation bi du ma ko régler nii mais dinaa ko régler léegi li ma lay ñaan mooy nga may ma mu génn ñëwaat di billaahi Dieynaba dina la baalu. may ma rek ma génn ñëwaat. gis nga su ma waatee lu ma waat dinaa ko def lu ma fii du ma fi toog ba gis su ma waatee góor gi Matar waat may ma rek may ma génn ñëwaat léegi. kon nag génn ñëwaat. yow Sadio waaye yow lii mooy lan. loola la. yow sañ nga ma laaj lan mais yow da nga may fontoo wala la. lan moo la fontoo fii man kay yow laay laaj lan la ngay wax ak man mel ni kuy wax ak sa doom. xam nga moo lay yëgal bul ma fontoo du ma sa papa mais sa borom kër laa sa jëkkër laa Sadio xanaa yow da nga fàtte loolu yow nan nga mun a permettre lenn li sama biir kër et puis may wax ngay dof-dof lu mel ni ku xamul li may wax. lan laa def yow. li may wax xam nga lan la dama ni la yow léegi nekkatoo xale nekkatoo jàng tu es une dame madame Lam nga yaa ngi nekk sa biir néegu sëy am na loo xam boo nekkee sa biir néegu sëy waroo ko nangu yow nan nga mun a nangoo xale bu góor ñëw seet si la nga teg ko sama salon. toute la journée dégg naa ngeen yendu di xaqataay di kenkeñ fan lañ yendu mais dégg naa ci salon bi ngeen yendu. yow dafa nànk yow kii Bachir la de ñoo bokk kër. sama xarit la xaw ma Bachir xaw ma Ibrahima laa la wax. man maa la permettre wul ngay indi góor sama biir kër mu di fi toog est-ce que li ma la wax dégg nga ko. wax da nga ma bëgg a tere ay visite. léegi da nga ma bëgg a wax góor man du ma recevoir kenn sama kër man fii laa dëkk di góor gi Matar laa. Sadio ne te fiche pas de moi yaa gën a xam li ma la wax terewuma la visite li ma la tere xam nga ko. dama ni la permettre ma la ngay indi góor sama biir kër
da ngay sëy léegi dafa am loo war a moytu am comportement exemplaire nga naan ma ay xaw ma ay dama lay téléviser. léegi nga teg ko fan au nom de quoi gis na góor gi Matar yaa may déglu dégg nga li ma la wax parce que fii nii ni mu nekkee sa kër noonu la nekkee sama kër wax nga ko madame Lam te nag j'ai des amis avant toi j'ai eu des amis avant toi j'ai eu des fréquentations avant toi et je ne te permets pas nga ciy dugg bul fàtte na kër gi da nga ma forcer indi ma fi te ku ma bëgg a seet si fii nga may fekk mariage bi yaa ko sombi te neexuma woon te loo ci fekk na jël ko loo ci góobee na nga ko gaar. c'est-à-dire xam nga lan laa bëgg dama bëgg booy wax ak man nga wàcce sa baat tu baisses d'un cran man duma sa morom sa borom kër laa gis nga sa affaire réewande yi nga nekkee laa doyal sëkk yow bëri nga caprice réew nga kenn mënul wax ak yow man mun naa comprendre leen li yéen yi mun naa ko nangu mais lu jëm ci wàllu góor ñëw fii di la seet si loolu moom permettre mu la ko dootul am est-ce que dégg nga mu bu baax sëy bi am na ba pare mënatuma ci dara booy boo nga jéem a normal te bàyyi yenn comportement yi léegi jigéen buy sëy nga man duma sa morom sa jëkkër laa ñàkkuma fayda ah dama la comprendre rek di la muñal mais maintenant ça suffit yaa ngi bëgg a ëppalaa bipolaire kenn xamul ban jikko nga am bu tayee nga mel ni bu subaa nga mel ne man je commence à en avoir marre waaye yow xam nga lu ma lay jëgal bis bu ma ñëwatee ñu ne ma góor dugg na ci kër gi yow la doon seet si bu keroogee di nga xam maay kan wëy xamadi góor gi Lam. foo nekkoon. pardon. ma ni fan nga nekkoon Sadia. damaa demoon seeti Oumaya. da nga demoon seeti Oumaya pourtant woo naa la ba sonn jëloo sa téléphone. xam naa rek maa ngi woon ci oto bi may ñibbisi la gisuma ko woon. d'accord mais léegi yow booy génn di seeti Oumaya lan moo la tere tàggoo Sadia. yow góor gi bi ma sëy fii ba tey maa ngi doog a génn bu sori yow tamit. waxoo dëgg c'est pas la première fois dégg naa da ngay génn rek. man mii. waaw et puis yow ban oto moo la fi jël si. ban oto. te oto bi ñëwoon ci tey di klaxonné pour jël si la oto kan la. góor gi billaahi oto jël si wu ma fi man dama génn rek dem këñam Oumaya waxtaan ak moom ndax waa këñam Salif dañuy ñëw waxtaan si pour mariage bi jàpp si dat loolu rek moo ma génnee. mais nga tàggoo Sadia lan moo la tere tàggoo lan moo tax doo tàggoo man loolu laa bëgg a xam wax ma rek lan moo tax doo tàggoo. dootul amati wallaahi maa juum man moom maa juum góor gi baal ma àq su may génnee te fu mu mënti jëm di nga ko yegg dinaa la tàggu wax dëgg fa yàlla man maa juum. le mariage est prévu pour quand. jàppaguñ dat de waaye xam naa ne moom du yàgg moom. kuy woote. bon Oumaya la xam naa day xool ba xam yegg si naa loolu moo tax dinaa ko woo après. looy soxla ci mariage bi. man de loo ma jox rek baax na. baax na. ay ci biir. yow Bachir loo may woowee. góor gi changé na de. di doy na waar trop. mais qu'est-ce que je vois là. mais Sadia kii lan lay def fii. kii lan lay def nii. non il est juste parti dama ko doon wax mu dem góor gi. da doon dem. yow Sadia lan nga may expliquer lu ma mun a comprendre. xale bu góor heure bii et puis muy téye sa. non dafa ñëw fii rek. mais bu ñëwee fii lan la jotee ba ak muy téye sa loxo. dama ko doon wax mu dem. mais yow Sadia danga may fontoo. yow laay waxal danga may fontoo. non góor gi. mais waroo yuuxu kii lu la nga koy yuuxu. Bachir bu ci kii waroo ko yuuxu. waa dama ne. jigéen kenn du ko yuuxu. sëñ bi. yow yaay kan koy yuuxu waate. sëñ bi dama bëgg nga déglu ma. yow du yow xale bu tuuti. juddoo boo yow yaa may wax nu may waxee ak sama jabar daa ko yuuxu la. Sadia lu xew. def leen seen nekk. dugg leen seen nekk. ku woote moom bu ko seetaan si la bëgg. sëñ bi génnal sama kër. waaye mais kii réew. mais yow Sadia dan yow xeetu nit. yow Sadia yow yaa ma yab. yow yaa ma yab. yow genre nit ñi nga indi sama kër et puis après heure dem julli ji gee ñëw
d'accord c'est bon eh Dieynaba sa biir néeg yow. te lii rek mooy sa réaction yow da nga maa bett. ah yow dugal ci biir nga naan da nga maa eh Dieynaba sa biir Sadia man li ma lay laaj c'est très simple man dama bëgg a xam kii lan la fi doon def c'est tout ce que je veux savoir. góor gi Matar yuuxu yi nag ngay bàyyi yow lan la tu te prends pour qui ba yow boo fekkee nit ñi di leen yuuxu te doon laajte lan moo xew. ah je me prends pour qui yow loolu nga may laaj yow waxuma kii lan lay def sama kër nga ma naan tu te prends pour qui yow tu te prends pour qui ba lépp lu mu la tere nga def ko sama di ma désobéir topp sama benn ndigal. ok góor gi nag déglu ma góor gi Matar Bachir ñëw na fi te dama ko wax li nga ma wax que sama jëkkër bëggatul nga fi ñëw mais boo ñëwee la moindre des choses nga laajte ana savoir vivre nga fekk fi Bachir doo ko nuyu nga ñëw nag di yuuxu waate man sax dama rus yow lan moo la daal. xoolal bu yow man kii heure bi naa fekk góor sama kër ma naan dama koy nuyu dama ni lan la fi doon def loolu laa la laaj au lieu nga tontu ma ngay nekk fi naan ma ay savoir vivre ak ay yow sax yow da nga may fonto xanaa. je suis ta femme. yaa ngi dégg te man nag dama am ay droit nit ñi duñu taxaw fenn nga dama yuuxu di ma toroxal man kenn du ma toroxal. Sadia ok da ngay bañ ko lu yuuxu soo bañee ko lu yuuxu da nga may bañ a désobéir topp samay ndigal dégg nga ma bu baax. lii la ñu wax góor man dama laa désobéir léegi nag sosal ma moo la dese dama laa désobéir nga mel ni danga maa bett may def lu bon wala may njaaloo wala lan. góor gi Matar yaa ma bett l'islam bëggul li ngay def. gis nga Sadia yow li nga nekkee maa la ci bàyyi. yow li nga nekkee maa la ci bàyyi. comme nan. xaar ma mën woo defal lu la neex góor gi Matar bu la neexee nga dem jële ay musulman jële lu la neex indil armée nationale mu taxaw di ma garder waaye du ma tëree génne ndax jinax daa bëri pax am sama téléphone man sax maa ko def man mi toog Bachir moom fàtt na ma man déjà Dieynaba laay supporté maa anta góor gi Matar léegi monté nañ ko contre man ma gën a amati ay problème boo Bachir muy waxee muy lambari musa yambare la def moom porteur de malheur la sikk na boobu mu ko jéppee cum dégg naa seen coow li man de dama jommi mais Aram man lii ku ma ko waxoon du ma ko gëm mais yi fi ñàkk fayda yi mag mu toll ni moom nan la ko mun a defee mais yow kii nit la. yaakaaruma ne Aram moo nekk ci ginnaaw li yëpp. pardon. parce que Aram li ma ko xamee yaakaaruma ne am na manqué bu toll ni di créer embouteillage bi yëpp. Aram la Sadia. non non yow nag da nga tàmm daal di faral Aram mais lii Aram la gis nga nit ku Aram dafa capable de. nit ku capable jël ñaari billet avion jënd ko jox ko ñaari xale ni leen génn leen dëkk bi pour benn objectif mais ku capable def loolu capable nga jël góor indi ko ci kër gi Aram la. déedéet xaaral gis nga billet d'avion boobu mu jëndoon jox ko Mamour c'est une chose pour ba affaire kii bi nag Bachir bi loolu moom c'en est une autre wax dëgg fa yàlla yaakaaruma ni amee na sañ-sañ noonu. waxuma la sañ-sañ. pour mu ñëw yàq sama sëy yoon yebal nit mu ñëw yàq sama sëy non Aram xanaa sa diggeewul noonu nag. non. yoo xamoo Aram elle m'a tout avoué Aram la man maa la wax lii. ah peut-être affaire billet d'avion bi pour Mamour dafa bëggoon rek sëy bi bañ a am mbiru Bachir bi moom bu ñu càmbaree ba ci biir am na lu ci louche am na loo xamante ni mi ngi ci ginnaaw te kenn yëgu ko. Sadia dama bëgg nga xippi sa bët yi Aram dafa capable wax naa la ko sànq lii moo ko def te sax ñeme na lu ëpp lii ñeme na def lu ëpp lii waaye gis nga lii mu def nii non mais man Aram ni ma mais xoolal dina ko rëccu Aram lii dinaa ko defante du ci génne ni dinaa ko defanteeg moom ba mu saf-sap duma ko bàyyi mu sedd. da ngay def nànk gis nga kilifa du doxalee nii lu jug rek mu daal di tëb na dal kii na damm na da ngay def nànk nga ànd ak dal régler ko mëneel sa petite enquête pourquoi pas nga xam lan mooy problème exactement wala lan moo ko poussé ba mu def lii parce que Aram wonu ma loolu li ma la wax rek ci laa dellu si waat boo xoolee ba ci biir am na lu ciy nëbbatu defal nànk rek. dégg naa la bon léegi su loolu yëpp passé nag dama bëggoon nga baal ma àq. baalu. baal ma àq rek s'il te plaît man maa la tooñ. day yomb yow li nga ma yuuxu fii yëpp nga ne ma baal la. yuuxu yooyu moo tax ma lay baalu àq yooyu ay sama xarit loolu ñëpp xam nañ ko. waay baax na.
waaw kii du Alimatu lu la mel di jëriñ yow dooma ni sax man maa la raw wala na moom woon ah da ngay reetaan ah baax na ni nga bëree tiital xool ko muy sagu wóor na ma ni bi ma demee boobu ba léegi wóor na ma ni lekkoo naanoo ma ñëw ngay tiitaru nii monsieur da ngay jox sa bopp importance nii. ah kon amoo importance waxuma loolu de. ah loolu nga wax de mais namoon naa la nag namoon naa la trop chéri billaay gis nga su ma musaan am réunion am problème concentration damay ubbi sama téléphone jàkkaarloog sa photo xool ba doyal soo ko mën a nekk à ce point. xamoo sax ni ma la nammee woon ah bon. billaay ay lay la lii la leen ah dangaa sonn ak coono voyage bi lépp. alma wala suñu sax laa wax lii de ci soxna de ko laa ko jëndee barki de. gis nga fais-moi confiance nga dugal say tànk nànk léegi je vais t'aider nga relever sa tànk tubéy yi. attends xam nga relever sa lii kat kenn mësuma koo defal moom lii moom wax dëgg yàlla moom lii moom xaw ma ko moom je sais. te nag je te dis une chose tey ci guddi moo nar a dàq lépp. tey ci guddi li commencement bi la rek. macha allah waa doo ma xool kon daal danga ma ruus tout d'un coup nii waaw te du xool naa la. xool kañ nga ma xool xooloo ma de xooloo ma benn yoon xool ma dafa am lu tuuti lu ma la bëggoon wax dafa la bëggoon xamal ni démb ci guddi kontaan naa trop ci yow dudd naa takk naa jabar takkati jabar am guddi yu mel nii mais guddi bi ma am démb musuma ko am tu m'as vraiment comblé et je suis fier de toi xaar bi yàggoon na lool metti woon na coow li bari na mais sama guddi démb gi effacé na lépp guddi démb gi effacé na lépp li ci gën a doy waar mooy dafa raar ci jamono bi nga takk xale ak ni jamono mel fekk ko mu fees dell awma ci woon dut nag awma ci woon benn dut waaye bi mu ñëwee laa gën a xam ni sacrifice bu ma defoon ak xaar bu ma xaar rek jar na ko tu m'as honoré tu as fait de moi l'homme le plus heureux au monde différence d'âge am na coow li bëri na mais xam naa yàlla lii la ma naroon fayee ci yow gàcce ngaalaama
kontaan naa trop ci yow trop sax loolu laa la bëggoon wax ba nga dégg ko. ah doo wax dara. lan laay wax. kon baax na léegi dama bëggoon benn affaire dama bëggoon nga wax ma loo bëgg ma defal la ko pour te faire plaisir ndax dama kontaan xoolal lu la neex nga wax ma. mais man bëgguma dara. bëgg ko dara mooy lan. bëgg nga dara. bul ma yërëm Sadia bul ma rus yow yaay sama xarit chaque jour ma wax la ko lii nga def démb bul ko xeeb ndax dafa doon lu raar ci jamono ji da nga def lu rëy te na ko mag mi daan waxee ku def lu rëy da ngay am lu rëy nga def wax ma rek loo bëgg. man de li ma bëgg bariwul. wax ma. gis nga démb tendresse bi nga àndal ak douceur bi loolu rek laa bëgg nga continuer ko li des ci sama géeru dund. c'est vrai nag sama début mariage ak yow c'était pas facile man mi sax ni ma nekkee neexuma woon dara neexuma ci woon mais tu as été très patient ak man nga muñal ma nag ay weeri weer bu doon keneen mën na la ci bañ a fekk loolu rek nag laa bëgg patience boobu nga am ak loolu nga ma won góor gi nga continuer ko je veux juste me sentir protégée aimée être en sécurité dans tes bras su ma sañoon ni nga mel nii loolu rek laay gis ba keroog may génn àddina. baax na dégg naa li nga wax mais bul am dara looy tiit su fekkente ni loolu rek la boo tëddee nelawal góor gi nga xamoon ba mu ñëwee sa kër di la seet si bëgg la patient ba tey lii am ba lii am démb ci guddi am même góor googu moom moo fi nekk ba faaw fi ma la teg ak ni ma la téye noonu laa fas yéene continuer ba faaw. Inch'Allah. T'inquiète pas man yaay sama xarit wax naa la ko bon léegi nag xam nga lan laa bëgg saa ñu waxee nga naan góor googu góor gi xam nga lan laa bëgg dama bëgg nga bàyyi di ma woowee góor gi. léegi nan laa lay woowee. je ne sais pas xawma xoolal tur bu la neex tànnal tur bu la neex ci turu xale yi di ma ko woowee góor gi. d'accord dinaa la wutal tur bu neex di la ko woowee. waaw voilà Inch'Allah. loolu nag laa bëgg. loolu wéyee lii yaa ko moom. lii yéen xaw ma sax da ngeen ko moderniser noo leen koy tuddeeg yooyu mais lii moom la ñuy wax njëgënaayal jigéen bu tëddee borom këram bu kontaanee ci moom da koy wone te dama kontaan ci yow dama fier ci yow moo tax ma may la lii yaa ko moom yaa ko mérité jotewul dara nag ak sa cadeau bi nga xam ne maa la ko dig loolu moom boo choisir tu me dis comme ça ma defaral la ko d'accord. waaye góor gi lii yëpp matu ko woon. mat na ko c'est-à-dire da nga def lu rëy ci jamono ji da nga def lu rëy gàcce ngalaama bon xam nga lan la maa ngi jóg liggéey yow bu ma la toppee fii laay yendu or les dossiers m'attendent au bureau. waaw maa ngi ñëw dem liggéey. ah je sais dama liggéey kon. waaw mais n'oublie pas de. je t'aime. je t'aime aussi. À ce soir. Aja.
waaleykum salaam. góor gi. salaam. non def wàcc nga. ça va wàcc naa. ma yëndoo. ça va alhamdulilah. ak sa journée. sama journée de metti woon na. ba sonn. waaye lenn rek laa yàkkamti woon ñëw jàkkaarloog yow. ah bon. yaa wax lii yëpp. maa ko wax kañ. xam nga man li ma jaaxal mooy fu ma toll sama xel mi day nekk ci yow. ah bon. billaay mënu ma comprendre lii. fu ma nekk sama xel mi day nekk ci yow fu ma toll. dégg nga. nga bàyyi sa tool yi. d'accord. Merci. doo naan. jërëjëf merci. tey nag j'ai une surprise pour toi. surprise. gëmma. gëm. gëmma rek yow. lii la la. ubbi ko. lii de montre xalam la marque sénégalaise. waaw. montre la. macha allah waaye lii moom. 100% sénégalaise. man de tey laa dugg ci seen page Facebook ma gis montre yi rafet j'ai passé la commande et rapidement ñu defar ma sama livraison. non rafet na trop. kon ni mu ngi doon sama peau. yow da ngaa bëgg lu bees de. nu may def. yow daal xam nga lu ma lay wax. boo paree nga dugg ci seen page. waaw. di nga fa fekk yeneen modèle. man moom j'ai été séduite. non dinaa ko def mais franchement vraiment kontaan naa ci cadeau bi chérie. ça te plaît. non ça me plaît énormément. ah ñoo ko bokk. yii kii xaaral du ma ko sax dugalaat si boîte dama koy takk léegi. lii laay waxati da ngaa mel ni man bëgg lu bees. kii daal dama koy takk léegi. toogal foofu yow. waxta lu ñu la indi rek ma utiliser ko ci saa si. yow toogal foofu rek. toogal foofu rek. kon alhamdulilah comme neex na la. non dama koy ñëw takk léegi. mais nag am na lu ma bëggoon ñu waxtaan si tey. mbaa jàmm la. jàmm la. vas-y dis-moi. dama bëggoon xam rek kañ ngay commencer sa ay loolu bi. ah yow da nga doyal ci man xaat. c'est pas ah. du question doyal sax de. kon lan la. en fait dama xalaat rek ma xam ni ça fait bientôt mat na sax 2 mois ci tay bi ma sëy seeg léegi ci man rek nga ay commencé go ay loolu bi léegi nag après réflexion je me suis dit que du yoon rafetul ci kilifa. te nag gis nga Aram xam naa ne du wax dara dafa noppi. Aram na mën na la de. yow da ngay complot léegi. ah. yéen moom ñëpp xam nañ ko. mi ngi koy jooytu fu nekk. léegi nañ def li gën a rafet rek. bon boo gisee boobu ba léegi bi nga sëy seeg léegi commencé wu ma ay loo yi jox leen seen ay ak yooyu en fait dama doon xaar rek ba nga gën ma miin tuuti xam nga boo takkee soxna ñu soog a ñëw ci conditions yu mel nii day baax quand même nga miinal ko sa bopp. c'est vrai. loolu rek laa si jublu résultat baa ngi nii.
mais nag en plus waxtaanoon naa ci ak Aram mais moom d'accord woon na ci bon Dieynaba moom yaa ma ko gën a xam moom du dégg ay wax mais amul problème comme wax nga ma ko léegi dinaa ko commencer. ah c'est incha allah dinaa ko commencer. incha allah. noonu nga ko gisee. loolu laay def li nga bëgg laay def. nañ ko def rek mu rafet moo gën. mais est-ce que nekkoo di ma xaw a dàq noonu. léegi ma dàq la def nan. ah baax na. du ma wax sax. non franchement je t'aime tellement. je sais je t'aime moi aussi. léegi looy xalaat ni. tur bi ma la waxoon. ci foo si toll sama tur bi. man daal depuis ci suba dama nekk di xalaat waaye tur bu ma am du ma doy. waxuma la tur yi ñuy wooyee gars yi nii ay papa ay bébé ak yooyu noonu de. mais góor gi dafa rëy pour nga am lu ko remplacer nag foog loolu rëy. voilà donc nag xoolal tànnal mu tur boo xam man rek. yaa ngi comprendre sama stratégie. boo ma ko tànnalee ba pare dootu keneen dootu ko tudd. voilà c'est ça man sax am na lu ma xalaat. doo xalaat. kaay. non. ci. non dama tiit. da ngaa tiit. non tur bu ma neex la mais loolu sañ nga ma ko wooye. yow xaaral rek te instant bi c'est pas encore officiel. non mais nag neex na boobu moom neex na moom. na xoolaat daal comparé. non boobu moom neex na moom. baax na. ok maa ngi ñëw. d'accord. waaw.